mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV daleen ak jàmm ci xibaar yi ñu jukki leen li ci gën a fës wax ci lu soxal tolluwaay mbas mi tey jële ci altine ji ci limu ko junni ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ci ay test yu ñu amal juróom-ñetti doomu aadama ñoo del si daal di amee jàngoro ji di Covid-19 maire de la ville de Thiès docteur Babacar Diop lëkkaloog ñetti maire yi nekk fii ci diwaanu Thiès joxante loxo ngir ak sóob nag opération de désencombrement jëm nag ci wàllu seetal dëkk bile. lu nu mel niki talaata la ñu ko fas yéene door ëllëg daa ngeen ci dégg docteur Babacar Diop ci biir xibaar yi daañu wax ci leneen mu soxal wàllu kaaraange foofee ca Jacques bu diwaanu Thiès askan fa nekk daanaka jamono ji ci njàqare la ñu dëkk la ko waral moo di ay agresseurs yoo xam ne dañuy dugg seeni ay kër di leen bundu xatal wala sax di leen jaay doole di nangu seeni bagage lu ñu mel nag tax nag ni ki démb ñu ngi doon jàkkaarloog way taskatu xibaar yi mbokk yi lii daañu ci toftal xibaar yi ñeel biti réew wàllu tàggat yaram moo fas yéene ndar képp yi di xibaar lii moo di ponk yi su ngeen taaxirloo tuuti ñu dikk ak yéen ci mu ngoog ñu dellu nuyu leen jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV ni ñu ko junjee ci ponk xibaar yi wax ci lu soxal tolluwaay mbas mi jàngoro ji di Covid-19 tey jële ci altine ji ci limuk junni ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn si ay test yu ñu amal juróom-ñetti doomu aadama ñu del si daal di amee jàngoro ji di Covid-19 ñaari nag nekk ci diwaanu Mbour ñaari sa des nekk nag fii ci diwaanu Thiès ci jamono jooje ñaar nag ñu ngi ci jamono ji ci Sowétas ndax ci anam ba ñu nekk daanaka jéggi na day waaye nag jamono jooje amul kenn ci ñoom ku ci jot ñàkk bakkanam résultat yu ni mel mu ngi tukkee ko foofee ca màkkaanu jëriñ ju ñu dénk wàllu wër-gi-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr ni ñu ko junjee ci ponk xibaar yi wax ko ci ponk yi mu soxal nag maire de la ville de Thiès docteur Babacar Diop lëkkaloog maire yi nekk fii ci diwaanu Thiès ginnaaw bi ñu joxanteek loxo fas yéene nañoo sumb tey ji ci talaata ji benn nag opération de désencombrement ak jëm ci wàllu seetal dëkk bi lu nu mel nag bu ñu sukkandikoo ci docteur Babacar Diop jàppale na daal dëkk bii di diwaanu Thiès daanaka lëndëm na lool leneen la ca des mu di ci wàllu set gi tamit daanaka jéggi na dayoo tax nag ñu boole seenug doole ngir fas yéene andi loole ay saafara ci jafe-jafe yu ni mel ñu teewlu ko docteur Babacar Diop ci kàddu yi mu dénk Cheikh Fall. anam bi ñu fekk ci dëkk bi muy dëkk bi setul muy dëkk bi bari na occupation anarchique maanaam fu neex waay mu toog mu gaare otoom walla otoom paan mu wàcc ko fi ñu seetlu ni dëkk bi lëndëm na ñu seetlu ni dëkk bi ci boppam ni muy doxee tax na ba tey jii Thiès nurootul une vraie ville li muy gën a nuru mooy ville fantôme ca Thiès waaye ñoo namm retrouver leur propre ville ñu am yéene bu yaatu yoo xamante ni yeneen i jëmmi jamono dinañ ci ñëw ak yéen waaye dañu yaakaar ni li jiitu ci suñu taxawaay ci dëkk bi mooy fexe Thiès nekk dëkk bu set ci loolu lañu am programme bi nga xam ni war na tàmbali le 29 war a jeex le 14 avril muy première phase bi nga xamante ni opération de nettoiement la et de désengorgement mooy artères yu mag yi ci biir ville bi ak yeneen i communes yi ñoom dinañ ci dikkaat ci biir ak ci biti dinañu fexe mu set waaye aussi dina am désencombrement oto yi panne nekk ci trottoir yi camion yi nekk ci trottoir yi waaye opération bi du yam rekk benn opération nettoyer dem suñu nettoyer defar dina am ay acquis dinañu fexe wut ay poubelle ñu poser ko ci artères yi ndax acquis yooyu dañ ko bëgg a préserver ndax suñu yéenee mooy def Thiès la ville la plus propre du Sénégal la ville la plus propre de l'Afrique fexe ba coupe du monde ville bi gën a propre
Thiès gagné ko loolu mooy suñu yéene ndax mën nañu bañ a bëri xaalis mën nañu bañ a bëri ay milliards mais cadre de vie bu set bu sain jàpp naa ni soxlawul ay milliards volonté rek la laaj. opération yooyu la ñu fas yéene ko door ci talaata ji yem ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent mu nekk nag taxawaay boo xam ne maire yi nekk fii ci diwaanu Thiès ñoo ko fas yéene jël lu mel askan wi nekk fii ci diwaan bi daal dinañ ci yàbbi ñu teewlu ci reportage bu Mame Biram Gaye. liggéey bi jëm ci yeesalaat ak leeralaat gox-goxaani Thiès dina tax Thiès amaat xar kanam bu bees opération wu set setal yooyu nag yegsi na ci waxtu biñ ko doon xaaree Serigne Mor Fall mu ngi rafetlu initiative bii lee. mais ndogal bopp mi da nga koy saluer ma sœur parce que bu ñu ñëwee quoi découpement de la vie c'est normal boo xoolee avenue bii dafa xat bu ma xatee aussi maire ñoom dama bëgg defar mais il faut ñu ànd ak moom ci li defar mais bu ñëw ne kat. dans 4 ou 6 mois dama bëgg ngeen defar avenue bi def lii on est vraiment de tout cœur ak moom quoi. décision boobu nag mën naa doon gàllankoor si ñi nga xam ne ñoo yor seeni activité ci kaw tali bi Serigne Gueye di chef de garage mu ngi ñuy wax ay njàkkareem. non maire bi nag moom bu ñu yëkkatee bu ñu fu ñu teg moom parce que fii moom wax dëgg yàlla taxawuñu si kaw tali bi ñu ngi taxaw fii si koñ bi waa koñ bi kenn dérangé wuñu ay xale lañu ay jeunes lañu dañuy daan suñu doole maire bi ñoo ko fi teg kon xale buñ ko fi tegee. bu ko xale tegee fii moom dafa war a jàppale xale yi mais yëkkatuñu am fu ñu yóbbu sans dépend rek ñu xam place bi fan la féete parce que ak yenn condition tamit lan lay tegee place bi parce que mën na laa jëlee fii ne dañ lay yóbbu ginnaaw garage te foofu arrangé wul mën na laa jëlee fii dañ lay yóbbu ginnaaw jasab te arrangé wul. xalaat fi ñu leen di recadrer ba ñu mën a wéyal seeni liggéey ba dootuñu occuper rebooru tali bi dina doon lu gën. suñu dégloo ba tey kii di Serigne Mor Fall. c'est vrai que dana am njeexital si xale yi liggéey fii parce que xale yi ñu ngi fii depuis 30 ans 35 ans mais bu ñu ñëwoon kat bon on va dañ leen di jëli fii bu leen fay da nekk lu baax si ñoom parce que ay xale nu ay boobu kër nu c'est ils ont envie de travailler donc su maire ñëwee pour loolu. mais vraiment on est tout avec ça quoi. ñu fàttali leen ni opération set setal yooyu le dinañu ko wéyal ba fukki fan ak ñeent ci weeru avril bii ñu nekk. wax ci leneen mbokk yi nu ñu ko junjee ci ponk xibaar yi wutali nag ca diwaanu Jacques bu Thiès foofe nag askan wa fa dëkk daanaka ci njàqare la ñu nekk la ko waral moo di agression bi nga xam ne sonal na leen bu baax a baax tax nag ñu ngi doon jàkkaarloog way taskatu xibaar yi sàkku daal ca na mu gën a gaawee ngir ñu mën a leeral seen quartier boobule waaye itam lu jëm ci wàllu sécurité ñu mun cee leen ci andil ay saafara nañu koy dundee yëkkati nañ ci ay kàddu ñu teewlu leen ci micro Moussa Mbaye. li ñu dundee li xew ci Zac bi metti lool ndax xam nga nit nga ñëw ay bandi jóge fële lu mat ay 15 personnes 10 personnes ñëw fekk la sa biir néeg fi nga tëdd yaag sa njaboot mu jël manote leen ñii mu dugal leen ci ay toilettes ñii mu tëj leen xam nga loolu metti na torop ñooñu seeni doom fi mu ne seeni xel yi sax nekkul si ñoom mënatuñoo jàng lenn lu ñu xam te loolu yëpp nag li ko waral mooy lëndamaay bi ndax Zac bi dafa lëndam torop amul làmp mbedd buñ ñu dimbali woon ci làmp mbedd ñu am ay làmp mbedd dina baax lool. ba pare police Ngent bi li ñu mën yëpp def nañ ko guddi gu jot dañ leen di woo ñi ñëw di rondu waaye Zac bi dafa bari ay kër yoo xam ni kenn dëkku fa bu ñu gisee lumière dañuy daw làqatu ba kooku dem ñu génn nelawatuñu yandooratuñu yàq nañ suñuy nelaw di yóbbu suñu alal sonal nañ ni wit comme niñ ko waxee rek Zac bi moom vraiment li suñu problème mooy courant ak ndox parce que amuñu benn problème ñu ngi tranquille suñuy kër mais vraiment amuñu jàmm ci biir parce que tëdd bu xaaji guddi ay 15 personnes ñëw fëgg la ubbi sa papa yaay doom tëj leen ci douche jël sa alal yóbbu jël sa oto yóbbu vraiment metti na xale yi jàngeetuñu xale yi bu ñu génnee sax ñi ñu agressé ñu ngi fi victime yi ñu ngi fi seen doom yi suñu génnee dem école sax dañuy tiit parce que dañuy ragal léegi gars yi ñëwaat ñun buñ tëddee duñu nelaw lu yëngatu ci koñ bi ñu jóg dañuy fanaanee oto ba bët set police Ngent mi ngi fi mi ngi patrouille chaque jour dañuy patrouille mais doyul amuñu moyen yu doy te ñun dañu bëgg poste ci suñu biir Zac bi parce que Zac bi quartier bu mag la dañu bëgg ñu defal ñu poste de police wala poste de gendarmerie
comme ça ñu mën a tranquille vraiment am sécurité ñu taalal ñu suñu courant bi ñun loolu rek la ñu bëgg suñu doom yëpp école privée la ñuy jàngee dañoo génnee suñu doom yëpp ci biti ñuy jànge ZAC bi amul école amul marché amul stade amul dara waaw amul tabax nañ ko ba pare bàyyi ko noonu kenn eggalewu ko ñun nag li ñuy lancé appel suñu autorités yi Thiès yi ñëpp yëg nañ ko. par kër suñuy doom mënatoo yónni sa doom timis sa doom bu jàngee bu 7h jotee tale bi jigéen ñaa ngi taxaw di gàttandu seeni doom téléphone boo leen jox borom ñu këf ko boole gaañ leen wax dëgg yàlla ñun daal ñoo ngi ñaan ndimbal ñu dimbale ñu ci courant bi ñu am lampe mbedd bu ñu mënee may ñu sécurité tamit mu am sécurité ci koñ bi ñoo ngi koy ñaan wax dëgg yàlla koñ bi sonn nañ fa sonn yem moom xam leen ni àgg na fa. mbokk yi ñu wax ci leneen mu soxal nag jamaawatu Ibadu Rahma bi nga xam ne nag amal nañu fukkeel ak ñeenteelu congrès fii ci promenade de Thiessois bés boobee nag ñu jagleeloon ko ab thème bu am solo ana nañuy fexe rek ba daal di andi ak jàmm ci réewum Sénégal mu nekkoon ndaje moo xam ne nag daal di nay dajale képp koo xam ne rek autorité nga fii ci diwaanu Thiès ñu teewlu kenn ci ñoom Mouhamed Diop lay wuyoo ci kàddu yi mu dénk Moussa Mbaye. ñu ngi ko amal fii ci Thiès ci ab 25 ba 27 mars 2022 ngir ñu yeesalaat suñuy kilifa jàngataat li nga xamante ne moom mooy suñuy programme tëral ni nga xam ne mooy sunu doxalin fii ak juróomi at yi nga xamante ne moom mooy ñëwaat loolu yépp ñu ngi koy def ngir servir sunu société woo leen ci loo xamante ne moom mooy baaxal l'individu di baaxal citoyen bi ànd baaxal li nga xamante ne moom mooy société bi ñu dajale ci ñetti fan yooyu jàngat nañ xew-xew yi nga xamante ne moo xew ci biir réew mi ak xew-xew yi nga xamante ne moo xew ci biti réew ñu daal di génnee ak tënk yii nii bu ñu xoolee ni nga xamante ne noonu la famille sénégalaise commencé di yonjax nga xam ne la leen doon boole commencé na di tasaaroo famille amatul li nga xamante ne mooy sens ba mu amoon démb nit ñi nañu doon jàppalante seen biir ci biir famille bi amatul loolu ñu seetlu moo tax congrès bi mu ngi dellu di ñaax waajur yi di ñaax kilifa diine yi ak mbootaay yi nga xamante ne ñooy yëngatu ci lislaam di woo tamit ñi nga xamante ne mooy réew mi yépp ak état bi ngir ñu gën a mayaat yitte gu am solo ci première cellule boobu nga xam ne moom mooy tabax société bi te mooy famille te nañuy yitte woo famille moo di ne yar ko ci kaw valeur yi l'islam jàngale valeur yi nga xamante ne moom la sunu diine jàngale te ñu koy gëm. mbokk yi ñu tàbbi ci xibaar yi ñeel biir réew mi la ca gën a fës bokk na ci ki nga xam ne moo di ambassade bu Sénégal foofee ca France daal dinay ñaawlu kàddu yi nga xam ne kii di Éric Zemmour daal dina koy yëkkati lu mel nag mu daal di koy naqarlu leneen ci xibaar yi ñeel biir réew mi mu soxal nag pont bu Foundiougne njiitu réew mi président Macky Sall daal dina koy dalloo leeral li ñu àndi ceeg ak Yaram Seck. ñu tombalee xibaar yi ñeel biir réew mi wax ci ambassade du Sénégal ba nekk ca France daal di nay naqarlu kàddu yu tegginewul te Éric Zemmour mi candidat ci élection présidentielle yu France daal di wax suñu sukkandikoo ci ambassadeur bi di El Hadj Maguette Seye doomu Sénégal yi nekk ca France naqarlu nañ kàddu yooyule te ñu siy wax ni sénégalais yi ay bandi lañ dañ leen a war a dàq ca France ambassadeur bi nag mu ngi xamle ni dina ko topp ci wàllu yoon bu ñu jugee ci loolu ñu wax ci leneen lu soxal réew mi président Macky Sall daal di nay inauguré pont Foundiougne bu bees bi pont boobu nag ñu ngi ko dippee Nelson Mandela te def nañ ci lu mat 40 milliards ci suñuy koppar guddaayam nag tollu na ci 1 kilomètre ak genn wàll te dina yombalal lëkkaloo diggante Sénégal ak Gambie. ñu jeexalee xibaar yi ñeel biir réew mi wax ci wàllum mbay mi ngir mën a yombalal lëkkaloo bi ci gox yi ñuy bayee ci biir réew mi président Macky Sall wax na ne dinañ ci def téeméeri milliards ak juróom fukk ci benn programme bu ñu nar a tëral banque mondiale nag ñoom ñoo war a génne koppar boobu te liggéey bi dina doon luy gaaw looloo fi wàccoon ci xibaar yi ñeel biir réew.
Aji Aram Seck sant ko gërëm ko ci xibaar yi ñeel biir réew mi mbokk yi noonu la ñuy tàbbee ca la soxal biti réew ànd ceeg Ramatoulaye Cissé. dañ koy doore ak ñetti réew yi nga xamante ne coup d'état yi lëmbee woon na fa lool depuis août 2020 organisation ouest africaine daal di na leen teg pression bu méttee métti ngir junte yi daal di delloo ci ni mu gën a gaawee pouvoir bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy civil yi communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ñu gën koo xam ci CEDEAO moom nag nga xamante ne dafa amaloon réunion ci àjjuma ji ñu génn yam ak si ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars foofee ci Accra te nekk ci réew mu Ghana. organisation ba nag mu ngi xamle ne daan yi mu tegoon réewu Mali ba léegi mu ngi ci li waral loolee nag mooy li nga xamante ne moom la militaire di nangoo pouvoir ba te koo jox ñi nga xamante ne ñoom ñooy civil yi. organisation ouest africaine daal dina décider tamit sanctionner membre gouvernement ak conseil national bu transition wu réewum Guinée. réewum Niger daal dina rapatrier 530 ci ay doomam yi nekkoon foofee ci Sénégal te yu nekkoon nag ci ay conditions yu doy waar gouvernement nigérien bi moo xam ne xibaar boobee samedi bii ci ñi ñuy rapatrier nag bokk na ci ay jigéen ay xale yoo xamante ne dañ doon yalwaan ngir mën a dund gouvernement ba nag mu ngi ñaawlu bu baax a baax ni doomu Niger yi nekkee woon foofee ci réewum Sénégal. jeexale yi xibaari bitim réew yi ak pourparlers yi tàmbale waat ci diggante gouvernement bu Tchad ak mouvement politico-militaire yu Doha ginnaaw ñaari fan yu ñu posoon ndax week-end bi pourparlers bi ci diggante gouvernement tchadien bi ak mouvement politico-militaire bi daal dina tàmbale waat niki dimanche bi yem ak su ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars foofee ca Doha capitale bu émirat boobee nag mooy amal pourparlers bi nga xamante ne tàmbale woon depuis 13 mars négociateur yu qataris yi nag daal di woon nañ daje ak délégation gouvernementale bi niki dimanche bi ci ab point d'étape ci li tolloog genn wàllu waxtu waaye tey jii ci altine gi mouvement politico-militaire yi ñoo war a daje ak médiation bi mbokk yi tey li moo nekkoon seeni xibaaru bitim réew. Ramatoulaye Cissé sant ko gërëm ko ci xibaar yi ñeel biti réew mbokk yi ñu jeexalee xibaar yi lu soxal wàllu tàggat yaram xam ngeen nag suñu gaynde yi niki ëllëg la ñu fas yéene laale ci match retour bi seen diggante ak Égypte fii si stade Maître Abdoulaye Wade leeral ñu ànd ceeg Fatou Fall. ñu dooree xibaaru tàggat yaram ak 15e journée wu Ligue 1 bi résultat yi nañ fa jot a am Teungueth FC moo daal di dóor ñaari bal ci benn kii di Jàmbaar Casa daal di dóor ñetti bal ci benn Mbour Petite Côte Génération Foot dóor ñetti bal ci benn Seneps ci loolee nag équipe bi di Génération Foot ak Casa Sport ñuy xëccoonte championnat bi gannaaw ba ñu tegalee ñetti ndam Génération Foot bi moo daal di dóor ci 13e journée wi Mbour Petite Côte gannaaw ba mu ko dóoree ñeenti bal ci benn ci la ci daal di teg Jaraaf daal di koy dóor benn bal ci benn daal di ñëw teg ci Seneps dóor ko ñetti bal ci benn ñu teg ci match retour ba war a dox ci diggante Sénégal ak Égypte coach équipe nationale bu football bu Sénégal di Aliou Cissé mu ngay ñaan ngir supporters yi daal di ñëw fees dell ci stade Maître Abdoulaye Wade boobee ngir mu mën a qualifier ci coupe du monde ba war a am ca Qatar ci atum 2022 bi ñu nekk moom Aliou Cissé nag mu ngay ñaan ngir 80 000 supporters mën a nekk ca stade boobee di jël 50 000 supporters. ñu jeexalee ak bëre dóor ba Gaston Mbengue organisé woon ci diggante Eumeu Sène ak Bombardier kii di Eumeu Sène nag moo daal di am ndam ci kaw Bombardier démb ca dimanche combat boobee nag ñu ngi ko doon bëree ca arène nationale bu Dakar gannaaw ba Eumeu Sène amee woon défaite ci kaw Lac 2 ci at bi ñu weesu moom nag daal di nay amaat ndam ci kaw Bombardier moom Bombardier nag moo wane woon boppam ci kaw Balla Gaye 2 janvier bi ñu weesu daal di nay jël défaite ci kaw Eumeu Sène loolee moo nekkoon seen xibaaru tàggat yaram. mbokk yi jërë ngeen jëf lii moo fi gënoon a fës ci xibaar jaajëfal ko Ndeye Awa Sarr madame jiite ma fare woon ci wàllu xarale gi jaajëfal yi itam mbokk yi ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV jox leen dig daje suñu yeneenu jotaayu xibaar jërë ngeen jëf.